salaamaaleykum El Hadj. ñu ngi lay ziar na nga def. déwénati baal la ñu wax. baal nañ leen yàlla nañu yàlla boole baal ñu teew léegi léegi déwén tey nag dañ la fajaru ak waa Itélé. dafay bés boo xamante ni dafa am lu dox seen diggante di bésu tabaski nag ñu ñëwoon pour ziar la ak waa Itélé. waaw maa ngi leen di ziare waa Sénégal yëpp ak waa àddina laay wax sóoraale waa Mauritanie Mali Guinée Gambie di leen nuyu di feddali kóllëre sama digganteeg yéen muy bés nag boo xam ne bi bés bu am solo la xam ne nit ñi dañu war a baalante ak ñaan yàlla defal ñu jàmm ci réew mi donc yéen su ngeen bàyyi lépp ñëw seet si ma man laa wax ni yéen feddali ngeen kóllëre googu itam donc di leen ñaanal yàlla ñu teewee ko ay déwén yu bari di ko ñaanal waa Sénégal yàlla baal ñu suñuy bàkkaat rafetal jikko yi tàppa xol yi indi jàmm ci réew mi. cheikh bu mag bi cheikh bu mag yàlla boole baal bu baax a baax déwén ak déwén yu bari amiin amiin ci suñu dëkkandoo la bu baax moom moo nekk fii ci ginnaaw donc mu accueillir Tempo FM la pour dem julli ñëw ziyaare leen su demee ba booru ngoon ma war a dem nuyu ji samay mbokk ak samay xarit samay kóllëre boobu dafa am beneen santé waaw léegi na soirée dansante bi nag nga xam ni moom la ñu def fee ci yëngu leen moom alpulaar bi ko wax ndille waaw ndilleen donc boobu beneen santé la moom boobu. ku la gis tey ci studio bi ànd ak say dëkkandoo ànd ak ñenn ci ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ne yaa leen yilif maanaam ci yow la ñu nekk di liggéey tey loolu dafa am lu muy wane dafay wane ni Baaba Maal ndax dafa nekk nit ku social ndax dafa nekk koo xamante ne dafa fonk dëkkandoo lan ngay wax ci loolu ba relation nga am ak say dëkkandoo. ñaanuma ko yàlla balaa waa Podor di jóge fee ba ñëw di ma seet si waa Mbunka Bambara ñoo koy njëkk a yëg kon nag ñii ñooy samay mbokk rawatina nag dama ñëw ñu yaatalal ma seen xol xam nga boo ñëwee si dëkk nga fekk fa ay ndaw yoo xam ne yow nga nekk artiste bu mel ni man jël sa orchestre tuddee ko Daande Liñol ñu ne mënuñu def dara du dul jël suñu association sportive et culturelle tuddee ko Daande Liñol. Daande Liñol boobu itam ñu mérité ko xam ni du tur bu ndaw di ci am ay ndam di participer ci ay événements yu bari sur événement culturel événement sportif. di organiser lu bari di woo ay kilifa diwaan bi yëpp loolu yëpp di représenter Daande Liñol loolu xëy na su ma dëkkandoowul noonu ñoom si jàmm ak salaam xëy na ñoom duñ ko def te loolu du démb du bërki démb ay ati at am na ay xale yu fi juddu tey boo leen xoolee ay waxambaane lañu kon nag loolu ñu ngi ñaan yàlla yal nañu ko yàlla yokkal bu baax a baax. dama ci am fierté dama ci bégte laa ci am aw ma lu dul lu ma ci kontaante bu rëy laa ci am
parce que am na ñu mu ko waroon a mën a def defu leen ko ndax ba ma gisee dafa ne ma ah yow laa seen ma xamante ne lii kii ku la yëg moo la koy def ku la yëgul du la ko def loolu yëpp may wane ne que baaxaay ak jàmm ak rafetoo moo ko waral di ko ñaanal yàlla guddal fanam yàlla wéral ay cëram yàlla bàyyi ñu ko fekk moom ba ci kanam ak kanam bàyyi fi képp ku fi nekk ak waa Temp FM yàlla na leen yàlla jëmale kanam rajo bi fu mu ko bëgg yegg yàlla na ko suñu borom yegg la ci daraje Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. jarani wadde so heewi julɓe après jam koye ñalle kutel minna karede yellam wori ko banaba rewa sama toujours da may fay la amul yow amul jot waaw ba moo tax tey ñëw naa tey ndax nga baal ma ak bu baax baal naa la bu baax ci yow tam nga baal ñu ak bu baax nañu yàlla may ñu amiin incha allah déwén yu bëree bëri amiin incha allah amiin incha allah jazakallah baax nga xale yi dañuy wax sama te tuuti jazakallah xeer Omar ñoom Moussa jazakallah xeer jazakallah xeer man dëgguma olo bu baax bu yàggul ci Sénégal bi daw laa ñëw fii rek loolu mu tax ñoo expliqué le lu mu bëgg a wax parce que yàlla nga am jàmm ak salaam yow ak sa waay bi yëpp de alhamdulilah jazakumullah xeer yàlla nañ ko bokk toujours alhamdulilah ñu am dag may àgg ci sama kër bi nag jazakallah xeer jazakumullah xeer kaam gi fi ñu nekk nii nag ñi ngi nii Mbunku Mbambara di waajal dem Dakar El Hadj ñi ngi nii pare nañ julli ba pare ak imam bi jot nañ ñam fi mooy plat d'entrée bi plat de résistance bi fan la. waaw plat de résistance bi Nord Foire la
def naa ne reer bi sax foofu lañ koy defee parce que foofu nag moom mooy sama kër Nord Foire moom mooy kër gu mag gi moo jur lii lépp wante fii dafa waroon ñu ñëw fii parce que fii la rajo bi nekk fii la studio bi nekk donc personnel bi nga nekk fii di liggéey nga xam ne dañu nekk ak man ci sutura ak jàmm ak teraanga il fallait que ñu rey fii xar bi bokk ko ñoom bàyyee leen ko dem nag seeti li des si njaboot gi fii au niveau de Dakar. waaw kon El Hadj am na ki nga xamante ni mi ngi lay xaar Dakar Stéphane ngi lay xaar foofu incha allah. incha allah d'accord kon ñu daje Dakar. loolu mooy wax doo ma envoyé son boobu grand bi yéen kon man yow yaay lakk ci xale muy waaw boobu dana ça va baal naa baal naa la yàlla ñaar boole jégal ma day yow Christophe kan moo gën ñun ñaari mag nga yor mi ñu loolu ki mooy sama turando Alaaji Baba Mohamed daf nee na ko papa mu gis ñaari passeport yi benn passeport sénégalais ordinaire ak benn passeport diplomatique Mohamed nee na ko yow papa lu tax amoo nationalité nee na ko ba mu ko defee du ma nekk référence lu mu koy doon. donc ñi ngi fii ak ITV toog ak El Hadj Baba Maal ci këram bi fii Nord Foire ubbil ñu buntu yi tey ñu nar a yendu ak moom El Hadj Baba Maal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Stéphanie di la wax dalal ak jàmm surtout tey ci bés bi nga xam ne mooy bésu tabaski defe naa ne képp ku la seet si rek sa xarit la sa soppe la kon nag sa xarit ak sa soppe bu la seet si moom da nga si am mbégte kontaan naa bu baax a baax ci li ngeen ñëw. jërëjëf jërëjëf donc tey si suba dem nga julli. waaw Nduxarapal foofu la ñuy jullee. léegi loolu foofu ngay jullee ba at bu nekk foofu ngay jullee. en tout cas korité fa laa jullee. ren ma tollanti ko. kon nag ñooñu samay dëkkandoo la ñu balaa may jël oto di ñëw ba ci yeneen i gox di fa jullee te ñoom ñu nekk ay jullit di julli foofu sama wet ma ne naa dem ma jullee ak ñoom surtout nag ñu nekk ay dëkkandoo yoo xam ne yu baax la ñu. waaw ñoo xam ne ñi wax dëgg yàlla dañ ma ubbil seen xol ubbil ma seeni buntu nekk dëkkandoog man ci dëkkandoo bu rafet kon mënuma leen jéggi du jël di julli ci feneen. ma dégg sax ne bi nga jullee ba pare dem nga si rajo communautaire bi di leen baalu ak ñoom ñoom est-ce que loolu tradition la boo xam ne da nga koy def saa yu si. waaw xam nga c'est normal que su taxawalee benn rajo muy rajo communautaire boo nee communautaire rek mooy communauté bi donc du Haalpulaar yi rek séeréer yaa ngi fa waa Fuladu ñu ngi fa bambara yaa ngi fa parce que bu nga ko bambara laa dëkk. lébu yaa ngi de l'autre côté donc c'est normal que soo dundeek ay doomi aadama ba bésu tabaski wala sax fin d'année le 31 décembre nga xam ni c'est une nouvelle année dafa laaj nga am occasion nga toog yëkkati sa kàddu baalanteeg nit ñi ak encourager personnel bi fay liggéey dénkaat leen encore ñi nga xam ne ñoom ñooy communauté boo xam ne ñoom ñoo tax nit ñi defal leen rajo communautaire boobu yëgal leen ni yaa ngi fa te incha allahu rabbi yéen yow ak ñoom da ngeen war di joxante loxo pour ngeen seet tak ngeen di defaree seen dëkkuwaay et puis surtout que tey li tax ma gën a kontaan mooy imam bi si boppam dafa indi responsabilité wu d'abord parents yi si jeunes yi que parents yi waruñu sonn di éduquer jeunes yi di waxtaan ak ñoom di seet ci lu ñu nekk di leen encourager parce que nee na jamono yàquwul nit ñi ñooy yàq jamono bu nit ñi bu ñu yëg éduquer jeunes yi éduquer mag ñi ñu éduquer seen bopp rek
société bi wala dëkkuwaay bi yëpp dafay baax mais bu ñu bàyyee seen loxo rek day mel neneen donc rek loolu responsabilité wu ku nekk la koo xam ne que yaa ngi dëkk si dëkk te ma nekk nag ku bokk si ñoom il fallait que ma dem déglu loolu itam di ko féddali sama kóllëre ñoom. ñu xam ne Baaba Maal en plus de nga nekk artiste ak chanteur da nga nekk koo xam ne éducation dafa am importance si yow parce que blues du festival bi sax bi ñu koy def. yaa ngi indiwaat histoire u Souleymane Baal parce que bëgg nga nit ñi xam ko. xam lan mooy cosaan. xale yi am foo xam ne mën nañu gëstu di xool. yow éducation dafa am importance si yow. bien sûr éducation am importance. damay faral di wax depuis quelques années damay faral di wax ni le meilleur cadeau boo xam ne war nañ ko mën a jox la jeunesse du monde mais surtout la jeunesse africaine mooy un bon système éducatif parce que dama dem école sama papa maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal fi mu tëdd yal na ko yàlla yokkal leeram foofu mais di ko remercier si li nga xam ne yóbbu na ma école d'abord bi ma demee au niveau de l'école aussi xam naa différence bu mu def ci sama gis-gis àdduna bi et donc loolu maa ngi ko yéene bépp jeune africain parce que je sais que jeunesse bii nga xam ne moo fi nekk na tey ak jeunesse bi nga xam ne moom mooy ñëw suba suñu leen joxee un bon système éducatif dinañ mën a def la différence doo soxla nit ki di la wax ni nii nga war a dundee wala lii xew na loolu yaa koy xamal sa bopp yaay mën a jël sa décision bopp yaay mën a gëstul sa bopp xam exactement adduna bi fi mu toll et loolu dina permettre jeunesse yi dañ leen permettre éviter leen turbulence yi nga xam ne suñu génération wala génération yu ñu mag jaar nañ ci donc naka lañu seen responsabilité dinañ ko gën a xam donte ne am nañu système éducatif traditionnel boo xam ne mi ngi fii woon mais imam bi ba tey ma dellu ci li mu wax loolu la ñu war a dellu si yare ko xale yi di waxtaan mais loolu yëpp ci waxtaan éducation c'est très important une personne éduquée ak personne boo xam ne éduqué wul boo leen xoolee da nga koy xam. c'est vrai parce que xam nga ñun bi ñuy màgg non seulement amoon nañu école mais amoon nañu tamit ci kër gi maam wala bàjjen wala ay nijaay yoo xam ne dañu doon toog di waxtaan. ngay déglu say waxtaan. seen waxtaan ñu lay solal ci àdduna. bon léegi téléphone yi. télé yi ba tax na ne. mbedd bi mbedd bi voilà kenn toogatul kenn waxatul. donc c'est vrai que il faut que ñu indiwaat. loolu l'arba palabre comme on dit nga toog. problème yi ku ci nekk waxtaan si. def naa lii maam mi wax dëgg la loolu moo ñu manqué fii Sénégal. mais léegi bu ma demee ci benn président américain muy John Fitzgerald Kennedy mi wax ne bul laajte. li la sa dëkk mën a indil. mais laajteel yow li nga mën a defal sa dëkk. yow Baaba Maal lan nga mën a defal lan nga bëgg a defal Sénégal. mais plus particulièrement. mais xam nga am loolu John Fitzgerald Kennedy wax na ko sax mais wolof Njaay sax da koo lépp. xam naa ne su mooy koy wax sax danañ ni tukulóor bi moom dégg na wolof de waaw parce que nee nañ dëkk si dëkk bi defar koo ko gën loolu lay tekki. ni man ci dëkk bi laa dëkk si dëkk bi laa dëkk mais est-ce que yaa ngi defar dëkk bi bokk si ñiy defar dëkk bi looloo ko gën nga xaseet yow boor bi nga xam ne boobu nga mënee nga yokkee ko dëkk bi. D'abord ñun si suñu musique yàlla loolu damay wax au nom de tous les musiciens sénégalais parce que musiciens sénégalais yi dëgg la bon xëy na yenn saa yi xale yi taataan wala taataar woy ci yeneen woy yoo xam ni ku ko déglu daan ki waroon na woy lu gën a xóot li mais nag généralement boo xoolee Ndiaga Mbaye boo xoolee géwél yu mag yi fi nekkoon ba ci artistes yu mel ni Thione Seck c'est des parodiers nga xool ci Moussa Ngom nga xool ci ñu bëree bëri texte lu ñu woy rek même boo ci jëlee benn wala ñaari proverbe rek boo ko jëlee c'est des leçons c'est des leçons de la vie donte ne musique la waaw c'est des leçons de la vie donc boo ci sukkandikoo rek da ngay xam ni ndekket man lii sama responsable loolu mi ngi bokk si ñun li ñu indil dëkk bi en tant qu'artiste maintenant avec suñu notoriété ñu seet yan buntu la ñu mën a ubbi yan buntu la ñu mën a ubbi moom mooy taxawal ay organisation joxante loxo ak yeneeni organisation yoo xam ni mën nañ nekk organisation gouvernementale ou bien non gouvernementale seet yan projet la ñu mën a taxawal par exemple au niveau de Podor ñu ngi fa taxawal benn si turu Nanka mooy suñu mouvement de développement bi ñu ngi taxawal benn champ collectif boo xam ne c'est des dizaines et des dizaines d'hectares yoo xam ni commencé nañu la mise en eau jëm ci irrigation yi plus de 3000 personnes dinañ ci mën a liggéey par exemple dans l'année et loolu suñ ko dupliquer au niveau de toute la vallée ba mu tas ci biir Sénégal loolu itam du Baaba Maal moo koy jëriñoo donc ñun sabab lañu rek pour loolu war a mën a nekk donc yu mel noonu
comme yàlla ubbil nañu ay bunt yoo xam ne bu fu ñu fëgg yàlla def nit ñi dégluñu yooyu bokk na si loo xam ne man wax dëgg yàlla bëgg naa ko indil sama réew parmi ak tant d'autres événements bi ñu demee au niveau de l'Espagne suñu tournée bii nii ñëpp gis nañ ko ni par exemple dans la région catalane bi nga xam ne bii soo ne agriculture référence lañ si c'est comme Israël référence lañ si agriculture parce que ñu fekk benn désert defaat ko foo xam ne fii nii nit ñi dañ fay jiw lu nekk di ko tasaare si àdduna bi loolu c'est important donc loolu dafay wane que ni doomu aadama bu jéemee rek mën mais bi ñu demee foofu ci dans la région Catalogne donc rencontre nañu ki nga xam ne ki moom la ñuy peut-être méngale moom ministre de la coopération donc bi ñu demee waxtaan ak moom mu déglu li ma ko wax dafa ni il faut ma boole ak le ministre de l'agriculture muy benn jigéen madame le ministre ñu ñëw toog ñooñu ni li nga ñu proposé c'est tellement important que ñun dañuy ànd ak yéen te dina ñëw incha allah rabbi foofu fekk ci population yi jàppale leen ci yéen li ngeen di def donc artiste bu sa tour demee ba yegg ci yenn niveau yi buntu nga war a doon faut en profiter waaw nga ubbi mais doo toog ubbil sa bopp nag waaye da nga koy ubbil askan wi des na nag askan wi comprendre ko xam naka lañ koy utiliser mais yow defal sa warugar mooy ubbil leen buntu yi léegi ma dellu si waat si tournée bi nga wax donc ak at bi nga xam ne moom la Baaba Maal traversé honneur yi prix yi nga xalaat ni xëy na Baaba Maal dina toog noppalu ko waaye Baaba Maal la ngi tourné ba tey lan mooy motivation bi tax Baaba Maal di jug ba tey di continuer. am na sama benn xarit boo xam ne dama doon waxtaan ak moom ma ni ko fi ma toll ci musique su ma dugg biir studio wala di yéeg sur la scène di créer woy wala di def concert uniquement pour am lu ma dundee je peux dire que kon réussir ma sama vie waaw ku def 35 ans 40 ans ci musique nga am si lu nekk teraanga bu nekk nga gis ko lu nekk nga jot ko si loo xam ne lii boo ku ko gis dina xam ni wax dëgg yàlla teral na la loolu war nga sant yàlla bu baax a baax donc yegg naa ci si at yoo xam ne saa yu ma yéegatee sur scène c'est par passion sama passion musique la musique moo may dundal musique laay mënee wax sama xalaat donc lu ma ciy def te rek dama koy def pour le plaisir de le faire et de le partager pour les gens mais pas pour que naa ci gagner lii li may gagner yaakaar naa ni macha allah su ma doyul dara du ma doyati mais nag comme c'est ma passion du ma mën a bàyyi sama passion waaye comme sama passion bi tam moom may yóbbu may tukki di dajeeg ay nit di waxtaan ak ñoom di seet lan la ñu mën a def ensemble kan laa leen mën a booleel fii ci sur le continent du ma wax rek sax Sénégal mais continent bi laay wax parce que fu ma dem ci continent bi dañ may reconnaître jox ma sama wàccuwaay donc su may xalaatati dinaa xalaat Sénégal wax dëgg yàlla sénégalais la ay je suis fier de l'être mais damay xalaat le continent africain parce que am na fu ñuy toll si adduna bi donc duñ ma tuddee Baaba Maal musicien sénégalais dañ naan le musicien africain Baaba Maal donc yaakaar naa ni loolu mooy sama motivation c'est ma passion mënuma toog benn place wax dëgg yàlla je veux toujours créer je veux toujours voyager je veux toujours rencontrer des gens c'est lan laa mën a def ak ñoom sama prochain album bii di ñëw ça va m'amener ci beaucoup de pays yoo xam ni incha allah rabbi su demee ba sotti nit ñi dinañ xam lu taxoon ma dem. waaw incha allah te man maa ngi la doon pare laaj. ne la fii ci Afrique ak Sénégal est-ce que am na benn artiste boo xam ne Baaba Maal rêve de faire un duo ou un album avec lui est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier. ñoom ñëpp nag la petite génération la jeune génération. je dirais Baaba Maal et Salif Keita. yow de dafa mel ni da nga dëgg ci sama làmmiñ. je rêve de Baaba Maal et Salif Keita. incha allahu rabbi loolu dafa nekk loo xam ne lii ñu bare dañ ma koy wax man sama bopp itam ma bëgg ko parce que Salif dafa nekk koo xam ne kii man référence la si man je me rappelle un jour dama xëy suba teel boobu ñu ngi dëkk suñu kër gi nekk Castor ma war a dem jàng ji école des arts école des beaux-arts conservatoire fi ma sangoo ba sol sama yére rajo bi teg benn morceau Salif boobu yàlla xam na ni man xaw moon Salif bu baax Mbasu Ñang mi nga xam ne moom moo doon sama manager nekkoon woykat dafa ñëw fëgg sama buntu man ma élage kay déglu kii dafa mel ni yaag moom am na lu ngeen bokk ni ngeen di kiyee ni ngeen di yëkkatee seen baat ak seen musique dafa mel ni am na lu ngeen bokk dama mujj a toog déglu ba kiit boobu la Salif dugg ci sama xam ne kii de dafa mel ni fu mu nekk di woy luñ ko solloolu xëy na man loolu lañ ma sol donc mais
dafa yemul foofu Salif daf ma defal ñetti mbir yoo xam ne tey ma wax ko benn bi mooy Salif amul kiñaan ci man sama album Farine Fouta bi muy génn Salif mi ngi nekk ci maison de disque bi xam ne moom mooy bu Chris Blackwell Chris moom moo génne Bob Marley moo def toute la musique de la Jamaïque moo ko génne Salif dugg ci bureau bi fekk ñuy def planification kañ la Farine Fouta di nekk sur le marché ñu bëgg ko génnee c'était vers l'été mais man dama ñëw par surprise dugg fekk Salif di xuloog waa maison de disque bi ne leen nii ngeen di def kii c'est un musicien de valeur sama rakk la c'est quelqu'un koo xam ne kenn du ko génnee nii du ngeen ko falaa génnee ko d'une façon très bâclée comme ça xam naa période bi baax pour génne album te boobu laa bëgg ngeen génne album bii nii xam nga daraja ak maqaama day fiir mënoon na ci bañ a fekk Salif yemul ci foofu may jouer Élysée Montmartre invité wu ma Salif yëguma sax ndax mi ngi Paris mais dama toog ba ci diggu concert bi ma gis Salif ñu xalal ko yoon mu dugg si ñëw yéeg si kaw scène bi ñëw fekk ma fi ma taxaw mu sukk sama kanam jàpp ci samay tànk ma jël micro bi jox ko moom mu continuer woy bi moom mooy woy bi daandi li ñuul mu continuer si ne ma yow foo nekk su ma fa nekk ci dëkk boobu damay ñëw wan la ni yow toi tu es mon jeune frère que je respecte que j'admire beneen bi ci gën a ki nag doy waar dañu dem ci Massa à Abidjan temps yooyu Massa mi ngi le Massa mi ngi nekk ci diggu ndëndam tout le monde venait au Massa les promoteurs les producteurs les réalisateurs Salif était invité d'honneur mu ñëw def li mu noon def man ma yegg si ndekki jour bi may joué bés boobu la Salif war a ñibbi te man yëguma ko c'était la première fois que Méwé di monter sur la scène sa première fois que Méwé di apparaître bon les Ivoiriens le connaissaient sa production mais xamuñu woon kan mooy Méwé sur la scène mais ma joué première partie man ma joué deuxième partie bi may joué sama deuxième partie ndekk Salif mi ngi ci taxi di ñibbi France di dellu France comme le concert était en direct man yëguma ni Salif mi ngi ñibbi bi ma yegsi si benn ci morceau digg ma ne que maa ngi déjee morceau bi mon grand frère Salif Keita parce que je sais qu'il doit être dans la salle et te moom fu ma ko fekk itam dama koy déjee benn morceau dafa ni taxi bi tourné mu ñëw fekk palais des congrès ñëw dugg si biir salle bi yéeg si kaw jël micro bi def ak man concert bi waaw def ak man concert bi ba concert bi tas mu ne ma dama doon dem ñibbi Paris mais li nga wax si rajo bi moo tax ma tourné noonu la perte bi yom boobu jënd beneen billet def donc kooku def naa ni soo ne war naa def ak moom du y a beaucoup d'occasions et beaucoup de raisons qui font que ni war nañ ko mën a def. Effectivement boo ko déggee muy woy le fait qu'il chante son pays qu'on sent qu'il aime son pays la langue qu'il utilise parce que mënoon na woy ci langue bu ko neex tu vois il aurait pu le faire mais style am en fait ak ce style ñoo nekk benn ba nga xam ne on s'est toujours man je me suis toujours demandé dama leen di suivre yéen ñaar ñëpp depuis bi ma nekkee xale mais pourquoi mosuñu toog boole ñaar ñi ñu def benn duo. Parce que nous tous nous venons de l'Afrique des profondeurs. Nous tous nous venons de l'intérieur de nos pays. Ñun ñëpp nous venons avec une culture très profonde de l'Afrique et nous parlons au reste du monde. Et nous voulons que le monde entier sache que nous on vient d'un continent qui est très riche, continent boo xam ne dafa am valeur, continent boo xam ne bi culture am ñëpp soxla nañ ko te mën na jox àdduna bi lu bari bari et on y croit personnellement mais li ci ëpp solo mooy ku ci nekk si ñun dafa am si ki ci des yërmande daf ci am si moom respect dafa am si moom reconnaissance waaw. Macha Allah en tout cas on espère que dinañ leen gis yéen très bientôt ngeen def benn duo léegi ma dellu si waat ci catalan bi nga demee. dañ la jox nga signé livre d'or bi muy loo xam ne mën nañu compter. ñi ko signé biñ la ko laajee yow pour nga def ko lan moo doon sa sentiment ci loolu. biñ may wax ne soo paree dîner bi da nga war a signé livre d'or bi xaw ma woon ban livre dama yaakaaroon ne benn kër la rek parce que je savais que ni fi ñu ne woon c'est l'un des centres culturels les plus importants de l'Espagne mais surtout du monde mais biñ ma ne livre d'or boobu at yi mu am ak ñi fa jaar par exemple biñ ma tuddalee Picasso dama ne Picasso. man Picasso yaakaaroon naa ne xëy na ay tableau rek laay cite parce que ñëpp kii nañ ko mais ci foo xam ne fa jaar na fa def rëddam ñu ne ma yow tam di nga rëdd fii
ma ne lii nag moom teraanga beneen teraangal bu ma yàlla teralee donc ça m'a fait beaucoup de plaisir mais dama signé au nom de tous les Sénégalais et au nom de tous les Africains parce que su jëmee ci nag ci signé ci livre d'or bu mel noonu boo xam ne bi c'est des personnes de valeur ñoom ñoo ko def donc yaakaar naa ni africains yi war nañ leen ci boole parce que bu ñu nee culture rek africain la fekk baax. dëgg la à part la musique bi ñu ñëwee festival du blues bi am nañu chance su gis documentaire wu Kevin McDonald. Ouais. Return to Podor. bu nekk documentaire bu am solo bu bien fait bien travaillé. moom Kevin McDonald nga xam ne def na fi le dernier roi d'Écosse. ak Whitney Houston Bob Marley moom ñoom day def documentaire. ci ay chanteurs ay artistes yu mel noonu. mu def benn ci Baaba Maal. kañ la ñuy jot Return to Podor nekk en français wala nekk en wolof ñu delloo si ko fi parce que ñun seetaan nañ ko. waay loolu am na solo lool parce que la maison de disques. ak waa Mumford & Sons mi nga xam ne ñoo nekkoon les artistes invités le groupe invité def na connu dans le monde entier. dans le monde ñun États-Unis dañ leen di suivre bi ma ko gisee vraiment bi ma xoolee ma ne Mumford & Sons un groupe qui joue que devant 80 000 personnes dans des stades et ainsi de suite un peu partout dans le monde bouquet bàyyi seen lépp jël seen i ay avion privé wàcc Saint-Louis ñëw Podor bokk ak ñun ba ñu def documentaire boobu ñooñu ñoo toog ils sont en train de planifier la sortie par exemple officielle par exemple de Return to Podor donc je pense que aussi c'est important que ñu def ko en français. oui waaw parce que comme Podor lañ ko tourné ci Blues du Fleuve lañ ko tourné Sénégal la te bi ñu ñëw fii au niveau du Sénégal itam autorités yi jàpp nañ ci commencé par le président de la République recevoir na leen dalal leen ils sont vraiment senti que ne nit ñi jox lañ leen seen wàccuwaay donc yaakaar naa ni loolu suñ ko defee en français indi projet teg fii aussi au niveau du Sénégal dinañ delloo naar bi xoromam ñu ngi si je pense que ce sera pour l'année prochaine parce que yu mel noonu ñoom sur le plan international ñoom duñu yàkkamti ils font tout avec un planifié ko def ko marketing bi ci war ou les partenaires qu'il faut parce que quand ça sort et pour ñu mën ko et puis c'est un film documentaire boo xam ne bi c'est destiné à être montré dans tous les grands festivals de films. merci El Hadj Baaba Maal waxtaan bi neex na trop léegi nag toujours dans le dialogue islamo-chrétien man mi nga xam ne maay gourmet bi tey ñoo ñu invité ma xaaraan bi nag moo nar a continuer nii on va passer aux choses sérieuses bu ñu ci jógee ñu dem ànd ak Baaba Maal mu dem ziyaare. suñu téléspectateur ITV yi añ nañu ba pare léegi nag ñi ngi ànd ak El Hadj Baaba Maal dem di siyaare fi ñuy dem nag di siyaare
surprise la parce que jigéen na ma fi nekk rakkam soppeem àndandoo moom la ñuy dem nag xool surprise bi nag duma leen ko wax bu ñu duggee ngeen xam kan la. Stéphanie. Salam chérie, ça va? Na ngeen def? Gos. Dama laa de. Ala Jodu. Na ngeen def? Ça va? Sama xarit baa ngi noonu. Ci loolu nama naa la bu sotti bi ci mbaax. Ci loolu na ngeen def Camara. Yow. Li yëpp maa ko organisé. Man nag may ragal tëj de. Bilaay maa ngi nii ndam la rek. Démb def maa ngi lay xalaat bëgg la ko. Wallaay Aziz. sànq gis ngeen ñu ci buntu kër bi ñu yegsee wax leen ne surprise la ndaxte Baaba Maal dañu añ ba pare mu ne maa ngi jug dem seeti sama jigéen xamuñu woon fan la ñuy yegsi nag ñu yegsi fii ci Fatou Guewel ñu gis ne am na lu séq seen diggante lan moo tax ba Baba tey ci jouru tabaski bi war a jug bàyyi fépp ñëw seet si la yow Fatou Guewel lan moo indi lii tey. di wax waa Sénégal yëpp déwéniti waa àdduna yëpp jullit yëpp sax déwéniti leen yal nañ ko teewe na gën a déwén. amiin amiin. te rafetu fekkin di ko wax sama mag sama xarit di ko wax déwéniti yal nañ ko teewe na gën a déwén. amiin amiin. ah bett na ma ndax toog rek ñu ne wàccal am na ku lay seet nga ñëw yem ci Baba waaye bettu ma it ndax ni ma def ak fi ma teg ak li mu lim léegi ne bu jógee fa la jëm noonu rek lay doxaleek man ndax ba ma ko xamee ba tey ku mu bokkal ndey ak baay muy Fatou Maal génn àdduna moom la ma wax loolu la ma jàppee te moom loolu la ma jàppee man it ma jàpp ko ci sama biir xol yàlla rek laa koy seedeel sama digganteeg moom dama ko def comme ku ma bokkal ndey ak baay nga barke Seexul Xadim bërki démb rek maa ngi toog di ko xalaat bi ne ginnaaw suba la julli ma ne dama koy woo ma ne xaaral naa bàyyi ba julli gi paase wala jouru julli ma woo ko bala ma koy woo di ko sonal waaw barke Sëñ Touba mbaa nga noonu ndeke boobu moom mi ngi may xalaat pour ñëw ci man Baba nag day nit ku baax ndax ba mu ma jàppee ba tey ne ma jàppe naa la Fatou Maal ma bokkal ndey ak baay te mu génn àdduna gisatuma ko yow laa ko remplacé ba tey rek loolu lay doxal ak man lépp lu muy def daf may woo ci studio daf may woo ci ay spectacle am yenn saa yi sax damay dem ci spectacle war a ñëw rek dem sama yoon su ma fa déggee dafay yónni ma femme wala kenn ci ñoom ne leen Fatou bu paree bu mu dem na ma xaar ndax su may way dafay wayaale kon kooku mënuloo ko fay kooku jàppewu ma affaire artiste affaire way yi ñuy def muy mbirum àdduna jàppewu ma loolu kon dama koy ñaanal gudd fan ak wér gi yaram li ma koy ñaanal toujours rek yàlla yokk ndamam yàlla bu mu réccu lu mu ma doon xamee yàlla bu mu réccu lu mu doon àndeek man loolu fu ma toll maa ngi koy ñaanal te yàlla na ko yàlla gën a jàppale may ko gudd fan ak wér gi yaram ndax Baba baax na Baba am na jàmm Baba yaru na te lépp lu mu la wax ci kàttanu yàlla dina ko doxal ba mu mat kon dama koy ñaan moom daal sama mag la jërëjëf sama xarit la kontaan naa lool lii moom damaa sax jaaxle bul jaaxle yaa ko moom damaa jaaxle bul jaaxle yaa ko moom toujours nii lay doxaleeg man daal maanaam nii lay doxaleeg man maa ngi koy ñaanal di ñaanal nag àndandoo mii ñii ñëpp samay càmmeñ lañu Fama ngi nii Nikel ak sama waa ji Sarr ñoom ñëpp samay xarit lañu bëgg ma buñ ma gisee sax fu Baba Maal nekk nii lañ may def ci kaw fu Nikel fu ma seen daf ma naan Fatou Baba al Samba Awa Diop loolu rek la may woowe kon nag dama koy ñaanal Birane Yoro Malick yàlla na ko gudd ci dara joxe tamit waaw Baba al Samba Awa Diop Birane Yoro Malick gi ma Njaay yal na ko yàlla defal jàmm ci dara joneen ci bi barke sëñ Bamba xam nañu
Baba Gaye Siri Bokar Njang Alassane Awa Diop lu faatu wax léegi dañuy wax boo doonee ñeeña doon géwél géer nu mu munti toll rek na doon géer bu tollook géer di wolof njaay di wax saaku ceeb bu ñu taalaaliwul ak bu ñu sottiwul doon benn ma ci pepp jugul dugg si cin bi kenn du xam ban pepp xooj moo say xam kon as gor gor la kaw Amadou Lab wax na ko sànq ne ko fen du sore ba nga jógee Ndakaaru jaar si autoroute à péage ba romb Diamniadio romb Tivaouane romb Saint-Louis ba ci Richard-Toll nga ni fan nga jëm nga ni ko Podor laa jëm waaw kan laay xooli ji Podor kenn si man di Baba Alassane Awa Diop Birane Yoro Malick ma ñay maraane ma kodda ndaw mu jigéen maam ma ci wàllu Birane ak maar la wax lii nit boo doonee gor dangay am géwél am ñeeñu am labbu am maaba am sakki Baaba Maal ba ma maamam ak sunu maam ñoo jugandoo wàlla duggandoo Podor bu maamam duggee Podor tuddul Podor mu ngi tudd Gaspa Alassane Awa Diop Birane Yoro Malick ma ñay maraale ma kodda ndaw mu jigéen maam ma ci wàllu Birane ak maar Birane juru sanu juru xaar sanu juru ay de waddee Alassane Wade kii mooy réew mi de Baba Gaye Siri Bokar Njong Amadou Bokar Njong Fatimata Bokar Njong Masamba Kumba Jaw gaynde gi borom Mali ngeen code bi ak toro bi kii mooy réew mi sa maam kii sànq wax na kaaw Amadou Lab Alaji Malick Sy ba ma ñëwee gouverneur Saint-Louis ba mu ko woowee di ko laaj lan ngay def ci diini ak l'islam taalibe yëpp ba ñu ñëwee kan moo fi jiit mooy El Hadj Baba Njong nee na Baba loo fay def nee na ba ñuy rey nañ ma rey ba ñuy yóbbu nañ ma yóbbu. jërëjëf. diggante leer boo amoon bi diggante gouverneur bi ak Alaji Malick Sy rideau lu defoon seen diggante bis boobu la ko sampal jumaa ji ma ca Mbodiène Fatou Guewel yaa bëgg waa ji Fatou Guewel yaa fonk waa ji Fatou Guewel yaa sopp waa ji as gor mii toog. te nag waxtu bi ñu jamono bi ñu nekk nii lu nekk gis nañ ko fi lu nekk dégg nañ ko fi. mais nag moom mi ngi ànd ak ngoram jàpp liggéeyam xam ay xaritam ak ay mbokkam macha allah yàlla di ko lafal cat koo wax rek ma da Fatou Guewel dafa mën amitié dafa sincère en amitié man itam mu nekk loo xam ne lii loolu sama waajur bu jigéen dafa ma ko yebe woon bi may dem France man ma jàppal ci Mansour Seck jàppal ci diw yàlla di ma lafal cat maa ngi des ak ñoom ba léegi donc su ma déggee gis ci moom jikko yooyu dama naan man ki ma doon seet mi ngi nii waaw ci ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci li ñuy yëngutu si jigéen ñi ki ma doon seet mi ngi nii mais daf ci yàqul dara comme ni ma ko waxee fi mu nekk Fatou daf ma tànqalu moo si dara am na lu bare loo xam ne dama koy organiser dama koy bañ a sonnal parce que su ma ko yëgalee xam naa dina bàyyi lépp ngir man te nag dafa nekk koo xam ne ki tam moom tam responsable la mais tax bésu tey bi nii dama ne ala kulli haali alay sago mi ummoto galla mi ara ɗo yenne mi salmina Fatou Guewel damay jóge sama kër ma ñëw fii ma siyaare la ni may siyaare sama yeneen jigéen ñi ma bokkal ndey ak baay ñoo xam ne ñi dafa ma leen teg ci foo xam ne fii du àdduna moo ñu boole mais deret moo ñu boole ci nga bokk ñaan yàlla may ñu teewee ko déwén yu bëree bëri comme ni ma ko waxee léegi su déwén na mais ñaaw yàlla na dàq ren waaw yàlla baal ñu suñuy bàkkaar yëpp gën a jubale suñuy xol di raflu nag li nga xam ne rafetlu lool li nga xam ne moom yàlla def na ko sama digganteeg moom mooy mu tànn ma nekk càmmiñam ma tànn ko mu nekk sama jigéen yàlla di ñu sàmmal nag kóllëre boobu sàmm ànd googu ba nga xam ne bi mënuñu def lu dul di la ci remercier yow te suñu rakk jee dafa am lu mu wax léegi balaa ngay dugg waaw Ndey Jaañ dafa ni dama bëgg suñu goro seen goro bu dugg see léegi ngeen gërëmal ñu ko bu baax a baax ndax moom ak Fatou Guewel yàgg nañu yàggaay boo xam ne bi yow da nga ñëw gën ko dëgëral gën ko rafetal man am na lu ma si xam parce que reer nañu fii ci kër gi man rek sama délégation ñoom Mayoro ak ñoom Talla Faye ñëw fi reer ak ñoom kii Ousmane mi nga nekk gor bu yaatu boo xam ne bii jàppale nga Fatou mais jàppale nga ko si ñun ñi nga xam ne dañ ko bëgg te yàlla tax
kon nag ñun mënuñu def lu dul yow itam ñaanal la yàlla wax dëgg yàlla ci li nga yëngatu loo xam ne responsabilité bi nga yor yàlla na ko yàlla gën a barkeel parce que nag responsable rek lay nekk. ITV ñii depuis ci suba dañu ni tey 7 heures du matin la ñu ñëw sa kër bi ma yeewoo ñoo àndandoo ndékkendoo foofu jógendoo foofu dem jullee ji foofu si ndoxu rëppal waru gar bi nga xam ne def naa ko foofu yëpp ñoom ñoo ko jël yendandoog man fii ci biir kër gi ni nag dañ may gunge bëccëg bi yëpp pour fépp foo xam ne dem naa fa dafa feddali kóllëre ñoom itam ñu mën ko jël donc sant naa yàlla bu baax a baax maa ngi koy wax ni ke léegi man di sama ñëw bi fii ni da nga ñëw ci béréb nga kontaan wala nga ñëw ci béréb nga ñàkk kontaan waaye maa ngi sant yàlla li moom may xel may ma dal may ma itam occasion ba ma ñëw feddali kóllëre ci Fatou Gueye bi waa def kontaan naa si bu baax a baax mënoon naa ko bëgg a def te yàlla du ko dogal waaye comme yàlla dogal na ko maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax parce que kii waruñu gëje. ñoo ko dégg doon nag témoignage yi ñu am yëpp fii ci kër Fatou Gueye ay xaritam ay rakkam ak borom këram léegi nag comme ni ko Baba waxee sànq dañuy continuer jigéenam yi muy seeti ñu dem nag ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom muy rakkam ak magam bu jigéen moom la ñu ñëw seet. am ça va bien. sama yaay moo la soppante kii turandoom la. ah d'accord ah ndeysaan. ça va na ngeen def. ça va. bien merci. ça va Abdourahmane na nga def. ça va bien. salaamaaleykum ça va bien. na ngeen def. yéen a ngi si jàmm na ngeen def ak coono jàmm rek na ngeen def coono jàmm rek kay alhamdulilah na ngeen def jëf jërëjëf. ça va jërëjëf ça va na nga def alhamdulilah na ngeen def ça va yaa ngi ci jàmm am rek kay alhamdulilah am rek kay na ngeen def dëgg la dëgg la ça va bien. xawma lu may wax mënuma sax wax waaye nag dinaa wax ndax bés bii lii mu ma defal tey billaay kontaan naa kontaan bi nga xam ne su ma deewee tey damay tàlli waaye dundal nag dama kontaan ci moom maal fonk na ma yiir na ma su ma toogee tey ba am kër fii ci Sicap yàlla ak moom mii ndax ba sama jëkkër deewee nee nañ dañ koy génne amu fi doom mu ne ma bul jooy dara bul xalaat dara léppay baax te lépp baax maal jox ma doomam toppatoowul seetul geestuwul xoolul ndax xam na ne doomam ci loxo yaayam la ci loxo bàjjanam la nekk baaba teral na ndeyam moo toog ma toog mu ne ma sa càmmiñ ñaanal naa ko yàlla lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal mu ne bàyyiwuma seetaanuma lii nag foog mu am ko Aïda foog mu jur doom bi nga xam ne bu ñëpp dégg. mais fi mu daanelee sànq foofu laay ñëw amul ci suñuy waajur yi si gën bari macha allah ñu ngi leen di ñaanal ñoom fu ñu tëdd yal na yàlla yokk seeni leer muy yaayam muy sama papa muy sama yaay wante ñoo ñëpp ak suñu ay nijaayam ñu bokk sama papa ndey ak baay ñoo ñëpp ku ci sonn wala ku ci feebar ci loxo ci lu ngay ñëw bari na ñaay mbokk ndakaaru de waaye ku ci nekk si ñoom bu yegg see fii rek yóbbu leen ma kër cullu te mënu nga nekk sama mbokk nga nekk kuy fëkk jëf mënu nga nekk sama mbokk fekk du ñaay xarit mais famille bi yaatu na ñëpp nag yàlla dañ leen jël daf leen jël teg leen ci sunuy loxo man ak yow ak Bàcci Dia mais man ak yow dañu nekk ay xarit spécial waaw dañu nekk ay xarit spécial yoo xam ne yàlla moo ñu boole loolu nag du man du yow ci sama bàjjen la sama bàjjen Kaja fii la taxaw ci kër gi nii
waaw weer bi nga xam ne moom lay génn àdduna mu téye sama loxo mu téye sa loxo mu ne ma baaba bu soobee yàlla ci kaw rek ci ginnaaw nag bi ñu demee ànd ak El Hadj Baba Maal def gunge ko ci ziyaare yi mu doon ziyaare dellu si nañu nii ci kër gi ñu bëgg ko laaj rek journée bi tey tabaski bi El Hadj Baba Maal naka nga ko gisee ak nag lan mooy émotion bi nga xam ne am nga ko si journée bi tey. waaw tey moom dama jël benn route spéciale mooy yoon bu spécial dem ziyaare ji wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoom ñooy samay jigéen nag. ci bopp yoon wi def naa ni Fatou Géwël la loolu dafay firndeel lu bari pour man ci sama gis-gis loolu dafa war a nekk exemple won waa Sénégal que ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar waaw man artiste la Fatou Géwël artiste la moom man may góor moom muy jigéen muy séeréer man may Haalpulaar donc def naa ni xeet yi nekk Sénégal bu ñu joxantee loxo rek Sénégal jëm si kanam te Fatou Guewel nekk koo xam ne kii itam daf ma mën naa wax tey moom remplacé na ñoom Kumba Gawlo remplacé ñoom Kiné Lam remplacé képp koo xam ne jigéen nga rek te seddoo Baaba Maal ndax mënu ma dem fépp mais tànn naa kenn ci ñoom koo xam ne kii itam ñoom ñëpp dañ ko respecté di ko ñaanal pour mu représenter leen rawatina nag moom si boppam daf ma jël def ma càmmiñam bu mu bokkal ndey ak baay man def ko sama jigéen bu ma bokkal ndey ak baay donc samay mbokk nag daf ci am kenn ko xam ni kii moom mooy koo xam ni dégg ngeen ko foofu bi ñu fa demee mooy sunu yaay yaayam ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay muy Thiolo Kadia moom tam mën na remplacer samay jigéen ñëpp macha allah sunu famille bu yaatu la ñii ñi ngi Ndar ñii ngi Podor ñii ngi Nouakchott ñii ngi Europe mais Thiolo def naan bu ma fa demee ku nekk si ñoom bu ko déggee dafay mel ni ci moom laa dem kon nag wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla bi ma mayee l'occasion ma yendu ak samay dëkkandoo yendu ak samay xarit samay soppee ñoom Ama Lab ñoom Abou Pam yendu itam dem mën a seeti ji ñi nga xam ne samay kóllëre lañu. macha allah ñu bàyyi la rek nga dernière parole yi nga ñaanal Sénégal. maa ngi profiter de l'occasion bi nga xam ne bi tabaski may na ma ko fekkee ko di ñaan waa Sénégal yal nañu yàlla may ñu teewe ko ay déwén yu bare di ñaan yàlla yal na yàlla def jàmm ci réewu Sénégal Sénégal dafa nekk si biir adduna bi nag jamono yii neexul ndax dafa bari yëngu-yëngu dafa bari ay problème yoo xam ne ku jàpp télévision wala ngay déglu rajo wala ngay lire journaux mbaa nga dugg internet di nga xam ni am na ay foyer de tension un peu partout waaye doomu aadama moo gën a fort loolu yëpp benn doomu aadama bu nekk su décidé que ni problème bu mënti am ci suuf la nekk man ci kaw laa nekk problème yooyu dañuy gis seen solution te mën nañ ko saafara loolu nag dama koy ñaanal Sénégal di ko ñaanal adduna bi parce que lépp loo gis doomu aadama di ko sante yàlla si jàmm la xëj di ñaanal ñi nga xam ni ñi wéruñu yal na yàlla saafara seen jàngoro ñi nga xam ni dem nañu màkk ñu dellu si jàmm seen aj bi ñu aji yàlla boole ko si aji yi mu gën a nangu di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu fi ci réew mi yi ni ko Maam Abdou di waxee yal na yàlla tàpp xol yi ba nga xam ne bi ñoom dinañ mën a toog sur la même table waxtaan xam ni ñoom ñooy suñuy responsable ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la ñu yaakaar ni war nañu mën a jëlee fi yóbbu ñu fee ñu mën a juboo ndax ñun suñu xel mën a dal bu ñu jubóowul artiste bi du tal woy ñeeñu bi du tal taggaate géwél bi sax du xam fan lay dem ndax position boo ci yor bu nekk soo moytuwul da ngay yaakaar ni ki ci des dana la mere ñoom bu ñu juboo rek ñun ñu tranquille dama koy faral di wax ma ne su ma taxawee grand théâtre gis benn ñaar ñett ba ci ñeent ba si juróomi doomu aadama yoo xam ne yi suñu ay leader la ñu politique wala leader bu mu mën a doon ma xam wala ma dégg ni ñoom am na xarañ bu nekk seen diggante man damay jaaxle
ndax koo woy jëmle si moom ki ci des dana ne ah kii de tey kii la jël teg ko ci sama kaw kon nag ñun dañu ñaan rek yal na leen yàlla boole ñu nekk benn di ko ñaanal nag suñu sëriñ ndax bisu tabaski boo ko waxee boo xëyee nga sol si yére da ngay dem si jumaa ja maa nga dem si place bi ñuy jullee kan ma lay jiite mooy imaam yi donc imaam yooyu dañu bokk ci ay kër yu mag dañu ñaanal këru diine yi yal na leen yàlla bàyyi ci sunu kanam ñu yàgg ñu won yoon bi yàgg ñu conseil li nga xam ne buñ si tege suñuy tànk wax dëgg yàlla dinañ mérité ñu ne Sénégal réew dëgg la dialogue islamo-chrétien mi ngi fii mais en même temps itam côté diine yi am nañ ci ay références yoo xam ne ñu ngi leen di déglu parce que la spiritualité ak le matériel ñoom ñooy ànd waaye spiritualité bu laloo ci suuf matériel bu ñëwee rek da nga koy mën a jëriñoo ni nga xam ne noonu la waree donc ñoom ñi nga xam ñoo nekk ci côté boobu yal na leen fi yàlla bàyyi wéral seen i cër ñu ñaanal nag la jeunesse sénégalaise parce que c'est une jeunesse qui mérite beaucoup de choses nit ñaa ngi wax wërsëg yu bari yoo xam ne yàlla indil nañu ko wërsëg yooyu yaakaar naa ni jeunesse bi ñoo ko moom parce que ñoom ñooy l'avenir de ce pays ñoom bu ñu épanouir jëlatuñu gaal yi dem à l'extérieur duggatuñu ci désert bi mën a jàng bi ci war ku ci feebar nga faju ni nga war a fajoo nga mën a yëkkati sa baat wax sa opinion ci doxalinu réew mi fekk àndul ak lu ñaaw dafa ànd ak yar ak teggin nga wax ko ci ni nga ko war a waxee bu boobaa sa dignité nga jot ko bu baax a baax jeunesse boobu dina mën a jàppale réew mi pour mu jëm ci kanam on a confiance à cette jeunesse et nous leur disons que vraiment que ñu ngi leen di ñaanal vraiment tous les bonheurs du monde en tout cas fi may tëjee nag ci ñaan bi mooy yéen ñi ma seet si parce que nag woykat yëpp woy nañ ko ne nañ balaa ngay xam sa waaye nga dem ba këram waaye ki nga dem këram itam xam na ni mënoon nga dem ci kër yu bare bare soo bàyyi kër yooyu yëpp ñëw ci këram war na xam ne yow tam am na foo ko teg donc yéen am na fu ngeen ma teg maa leen di ñaanal yàlla ci bisub tabaski bi yal nañ ko passé des années et des années mën naa wax sax des centaines d'années yàlla mën na ko yal nañu ko yàlla defal incha allahu rabbi jërë ngeen jëf may remercier ñi nga xam ne Abdoulaye Sylla mi nekkoon ak man tey Babacar Augustin en tout cas ñi ngi leen di jox rendez-vous tabaski bi di ñëw déwénati leen te baal la ñu